bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu doomu Sénégal mën ci féete ci àdduna bi ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko wax mu dal ak jàmm ci kanamu télévision Futurs Médias rawatina nag émission wareef bawul kenn ci société bi moo tax dinañu nuyu laataay dara ki nga xam ne mooy sunu président directeur général ak mbooleem directeur ci biir kër gi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmm ji yokku ci biir kër ak képp ku yàlla dogal itam nga fi xëy ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la nuyu bu baax a baax bu ko defee itam dinañu dem seeti ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy di leen nemmeeku di leen ziyaara di leen balu àq di ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yàggal seen taxawaay ci mi réew ndax am na ci solo lool macha allah balu nañ leen àq baal nañ leen àq ziyaara leen bu baax a baax dem itam seeti ñi nga xam ne ñooy sunu ay xalifa généraux di leen jox seen wàccuwaay di leen balu àq di leen nemmeeku bu baax macha allah di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool te wér macha allah ndax njaboot gi daf leen a soxla ñu ngi ñaanal itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ñoo ngi leen di nemmeeku bu baax di leen ziyaara di leen seet di ñaan yàlla ñu gaaw tane ba dellu seen biir njaboot àdduna moo ni mel te ku fi ne ku ne di nga ñam ci yi fii am mooy yi nga xam ne léegi saay mu reetaan loola léegi saay mu jooy loola léegi saay nga kontaan léegi saay mu mel ni yow dong nag la yàlla teg naqar déedéet ku mu dal na nga xam ni am na koo ko bokkal amaan na da ngeen gisewul rek waaye wallaay li la naqadi duubul bi sax metti na ko bu ñu muñee incha allah yàlla dana jeexal yépp yal na yàlla gaaw dikk ci ñun seddal sunu xol yi dalal sunu xel yi bu ko defee ànd gën a neex macha allah dinañu dem itam mbokk yi dem seeti ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di leen wax ne toogaay bi foofu du dara lu dul càngaay yàlla dikk defee nu ko neex waaye bu ñu yokkee suñu ngëm macha allah tàllal ko loxo ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aajo yépp dina faju yal na yàlla gaaw faj ko ba nu gaaw dellu seen biir njaboot di fàttaliku ñu baax ñi ñu doon àndal suñuy wasila suñuy sëriñ suñuy kilifa suñuy soppe macha allah ñu ngee ñaan yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum macha allah ñu ngee ñaan yàlla mu taas ñu ci barkeem yàlla macha allah seddal bu baax a baax fi mu ne yàlla nangu bépp ñaan boo xam ne dañu ko koy ñaanal moom ak mbooleem ku fa nekk yal na ko yàlla def te teg loxo nag ci njaboot gi xam ngeen ne Sénégal wax dëgg yàlla ku wax Sénégal ku mel ni sunu papa du nu ne sunu maam sax sunu papa ndax soppee nañ ko noonu macha allah sunu papa Bruno Diatta dafa génn àdduna muy mbir moo xam ne wax dëgg yàlla xol yépp la naqadi ñépp la naqadi waaye yàlla dikk te bu dikkee rek ñun dañuy nangu mbokk yi sañ nañ koo ñaanal yal na yàlla seral fi mu jëm yal na yàlla defal ko jàmm ci bërëb bi mu jëm macha allah un homme exemplaire noonu lañ ko waxee defe naa ne wax ji benn la koo wax rek mu ne droiture ci moom la fekk baax njub ci moom la fekk baax dal ci moom la fekk baax ku ñëpp mënoon a dénk seen bopp ne bu ñu fàttalikoo koo xam ne mi ngi fi woon ca jamonoy Senghor jóge Senghor ba agsi ci Macky Sall bu nu waxee Senghor dinañu ñëw ci Abdou Diouf jóge ci Abdou Diouf ñëw ci maître Abdoulaye Wade jóge ci maître Abdoulaye Wade ñëw ci sunu actuel président muy ki nga xam ne mooy président Macky Sall kon ñooñu ñëpp macha allah ñu ngi leen di présenter sunu njaal mi nag du wareef kese waaye équipe bu télé bi yëpp macha allah télévision bi yëpp ñooy présenter seen njaal au peuple sénégalais au gouvernement et au président de la République di ñaan yàlla doyen Bruno Diatta yal na yàlla yóbbu ko ci aljana yi gën a kawe garder nañu ci moom souvenir yi gën a rafet macha allah exemple de droiture lay wax ndoy baan nit ko jub lay wax jub macha allah. sa fi bàyyi man damay faral di wax li mu am raar na. dëgg la koo xam ne dafa wàcc liggéey Sénégalais yëpp waxandoo benn wax. macha allah du yombul de. donc nag moom Bruno ni mu mel nañ ko jël di ko jàngal gone yi ca école ya téye sa làmmañ respecté nit sutura secret professionnel dëgg la jub sa wax bariwul kenn mun laa wax fii mooy kër Bruno kenn mun laa wax kii mooy doom kenn mun laa wax kii mooy soxnaam allahu akbar
yam jàpp njàmbaram def liggéeyam yam ca. loolu nag war nañ koo jàngale ci école yi. ndax waaw nit ñi dañoo maanduwul te Bruno ko maandu la. dëgg la jàngal nañu que ni nit dafa war a maandu. ñun de mësuñoo gis ñu defal ko frasque ne doyen Bruno wax na nangam. voilà naan nag diw génn na àdduna nit ku baax la woon nii la meloon te yow meloo noonu da ngay jéem a mel ni Bruno. nañ jéem a mel ni moom. moo gën ñu koy wax nii wax rek di ko wax nii di bàyyi nii rek. nañ jéem a roy ci Bruno. ay leçon la fi bàyyi de leçon bu yu doy waar la fi bàyyi. ñu ngi présenté suñu njaal diocèse bi église bi macha allah teg ko nag ci loxo monseigneur Benjamin Ndiaye suñu soppe boobu di présenté itam suñu njaal à tata Thérèse Turpin que nous aimons tant nit ku macha allah ku dal itam xam nga li ñuy wax naan fii dara làqatuwul ku ne na nga mel umpul waa mbedd mi ku ne xam nañ la Adja Linguère Ndoye Bane ma bàyyi la rek ñuy ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di jiital sunu sëriñ ma Cheikh Bassirou Abdoul Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañoxor ci ñoo mel ne sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé sëñ Moustapha Ka ñu ngi koy ziar bu baax ak monsieur le maire sëriñ Bouba ak Baye Bado Dieng ak moom parents yi bi Diagne ñëpp ñu ngi leen di ziar di kontaan ci ñoom du weekend bi nag maa ngi woon fële ca Louga doon fa def benn tournée bu ndaw rek di ziar waa Louga yëpp di kontaan ci ñoom Louga dëkk bu neex la bu nee nañ nag ngeen waa Wareef dañ bëgg Wareef ñëw fa ñu def ay plateau Wareef foofa dina am solo ndaxte Louga am na ay bagages ay nit ñu baax a nga fa ay jigéen ñu baax a nga fa ay góor ñu baax a nga fa dëkk bu am daal lu ñu mën a waxtaane rek kon ba ma leen ciy sant di leen gërëm bu baax a baax di ziar sunu Vincent ñu ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu diocèse bi yëpp ak ñi nga xam ñi ngi ci église yi sunu mbokk chrétien yëpp fii nii Sénégal moom li naan benn bopp la kenn mun koo xar ñaar famille boo fi gis rek am na ay mbokk chrétien yoo fi gis it am na ay mbokk musulman donc ñun lii nga xam ne noonu la ñuy dundee ci réew mi amul fenn ci àdduna bi fudul Sénégal waaw fii amul fenn fudul Sénégal su tabaski jotee ñoo koy bokk su Pâques bokkee jotee ñoo koy bokk su décembre jotee ñoo koy bokk kon boog yàlla na jàmm yàgg ci réew mi amiin yaa rabbal ñu koy dalal jàmm bu baax a baax amiin Adja Linguère dama xamul ndax micro Eva bi jàkk na waaye sañ naa laa wax bismillah wallaay kon dañuy ñëw rek xam naa door nañ daan dooreeti ñu neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem noonu lañ koy ñaanalee mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar di ñaan Sëriñ Muntaqa moom Cheikh Mouhamadou Bassir yàlla na yan bi oyof ak mbooleem sunu xalif généraux yi ndax ñun bu ñuy nelaw yéen a ngi yor kurus di ñaan ngir jàmm wàcce ci réew mi noonu la ñuy ñaanalee yaay déggan mu gisee soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Camara jibante boo yaaxa jaay yàgg fi lool di ziyaar mama Kinushka yaay na fi waaye di ziyaar suñu yaay Astu Jara di ziyaar suñu yaay Astu Seck di ziyaar suñu yaay Mère Ndoy di ziyaar suñu yaay Issa Diop Yaaba ak suñu bàjjan Aw Diop ak mbooleem sénégalais yëpp ñëpp ñu bëgg ak ñi ñuy safoo ñiy topp Wareef ñëpp ñu ngi leen di ziyaar Eva nag comme li ngeen wax tey nag xëy na xol yi neexul ndaxte ku ñàkk ku mag ku nekk faaw mu metti la waaye xel dal na xam nga dañu toog fii keroog maa ngi toog fii jàkkaarloog Ndoye Bane nga toog nii ñuy waxtaanee yàq der gi ci réew mi man de réew mi kenn laa fi fan muy Bruno Diatta waaw man ba ma juddoo ba nëga ni musuma dégg kàllaamaam te bëggoon naa ko dégg kàddu waxam xaw ma nan la mel barki démb bi ñu ne dafa faatu dama ne sama yaay ji ma toogal ma ne ko mère Cobra mu ne ma ne ko ndax xam nga ne bàmmeel dem na ci bàmmeel mooy que bàmmeel la woon moom bu waxoon benn wax rek mën naa taal réew mi ndax lim xam aka bari waaye mu am bàmmeelu biir kon li Ndoye Bane wax jamono dafay toll foo xamante ne heure bu egsiwee yàlla daf ñuy won benn jàngat mooy fi ñu demee ba Sénégal jël yàq der fi ñu demee ba Sénégal jël weerante wuññeente sutura ŋàññante waxante lu bon lu ma la xamal tegal la ko ci mbedd mi su ma ko yàqee du jar saamu kaani fi la ñu yàlla jëlalee koo xamante ne fekke na li xew ci réew mi yépp te waxul benn yoon. ñun dañu juddu rek gis ko. man dama naan dama xëy na dama xàmmee gis ko. mais nee naa la kàllaa ma waxam laa bëggoon a dégg benn bis. te mosuma ko dégg. man ba tey ci ki ma koy xool mooy suñu papa âge Mansour Mbaye nit boo xamante ni mosoo ko dégg mu wax lu ñaaw. te ay lim fekkee ka bari. mosoo ko dégg mu defante lu ñaaw li nga wax mosuñu gis ñu frasque wala ñu def bindal ko leneen. te mu dëkk ci réew mi mosoo gis ku toog ne la fii la toogoon léegi di waxtaan. nañu jàngaat maandu. ndax xëy na sax nit ki di nga wax ci moom ba cat jiitu ko ca bàmmeelam. te ñaanul ñu loolu yàlla. li mu amoon fii ci àdduna daal yàlla na ko yàlla may dal googu ca fa mu jëm. wax dëgg yàlla am ñu ngi koy jaalewaat ñoom Vincent. ñu ngi koy jaalewaat waa jàngu bi waaye ñu ngi koy jaale ñëpp ndax man dama naan Bruno ñi Sénégal
Sénégal gépp a ko moom adduna bi yépp a ko moom ndax ku nekk bëggoon nga roy ci moom Pape Cheikh nag nee na waruñu koo jaale kenn te jaale wuñ ko ndax xam nga nee na kenn ëppalew ko ci doyen waaw Bruno nee na nijaayam moo dem nee na man nag xanaa yéen waa wareef bu ngeen ko jaale ci plateau bi ba pare di ngeen ñëw jaal si ma ko kon bàyyi waajal ndax ñu ngi ñëw jaal si la insha allah Diallo ndeysaan macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jaale nag solennellement sunu doyen Bruno Diatta mi nga xam ne jóge na fi semaine bi ñu koy ñaanal yàlla bu baax notre ami Vincent kontaan nañu ci dalal la bu baax a baax Eva man maa gën a kontaan naka waa 2STV loolu laa lay laaj waa 2STV ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm di leen nuyu merci waa maa kontaan naa lool man nag xam naa dina am problème bu rëy tey ndax sama olof dafa setul xam nga njaago la waaw ba tey rek dañ lay wax koroon koroot ulee fa yës yow moom suñu paree il faut ñu gisee rek xam nga loolu la ma nee su ma waxee mu ne ma yow da nga gourmeté dëgg la waaw ndooy moom dama dugg si rek attaqué ko man kay li ma jaaxal moom sama soxna si moom buy wax olofam damay jommi parce que olofam dafa gaaw te du ma ci dégg dara léegi dinaa ko wàññi ndànk voilà nga def ko ndànk man de kontaan bi ma kontaan sa xamuloo ko ndax déjà ci thème bi nga ma invité dinañ ci dellu si waaye ki ñuy jaal nii mënuma ci sori ndax su ma ci jëmee sori rek kon waaw xol tooy li ma bëgg wax rek mooy li ndooy commencé nañu roy ci jikkoom xam nga ginnaaw suba dinañu xumbal anniversaire Batolo Joola lu ñu doon wax ne waaw bu ñu defati lii karapiti bu mu feesati lu nekk dañ ko doon wax jël ay mesures yu bëri ne bu mu jógati bu mu amati bés mu nekk ñu gis ko de demul fenn fu mu nekk nii nag ci Bruno amul lu ñu déggul nit ki nii la mel nit ki nee la mel nañu roy ci moom buñ koy rob rek nit ñi fàtte te loolu la ñu war a ñaan c'est-à-dire dëkk bi dafa soxla loo xam ne ñu delloo si xel yi di dox ndànk bañ a yàqamti ci lu bari xam nga yàqamti mooy tax nga faxasalu booy dox ndànk doo faxasalu léegi nga dégg olof ba toogee ak yéen dégg olof ma tegal ko li ngay wax noonu sunu xel dem ci sunu wasila bu mag macha allah Seydi Aboubacar Sy yal na yàlla yokk leeram dégg nañu ci nettali ne bu daan dox tànk bii day nii ba mu àgg fa mu jëm xam nga kooku boo gëstuwul doon ne diw nangam xew na lu wër la teppal ba lu wër la nañu def ndànk nañu xam lu ñuy wax ba pare teg ko ci yoon xam nga dëkk bi pour mu jag ñaari mbir rek la muy discipline ak normalité normalité maanaam looy def rek teg ko ci naka la ñuy wax ci yoon waaw c'est-à-dire même bu dee impôt nga war a fay nga yore entreprise war a dara bul ne non man weer bi daal du ma fay impôt fayal impôt yaa ngi ñëw ci droiture voilà mooy normalité lépp looy def na nga ko teg ci normalité na nga ko teg ci discipline boo ko tegee gis nga foofu la développement di commencer dëkk yi développé yëpp fa la ñu jaar sunu xarit Vincent nit ñi nag dañuy jël anormalité daal di koy def légitimité. voilà loolu moo tax duñu avancer loolu dong la. boo nga teg ci lenn. nit ku ñuul dafa soxor. loolu dong moo tax bi nit ku ñuul du avancer. soo génnee loolu mooy la méchanceté mooy soxor no boo ko ci génnee. nit ku ñuul moo mën tubaab fuuf du benn. boo xoolee nit ku ñuul mooy raw téeméer moo ko raw parce que bu ñu demee dëkk tugal di jàng ñu ñooy nekk ci kanam. waaw ñoom ñu nekk suñu ginnaaw. tubaab bi xam nañ ko mais bu ñu delloo suñu dëkk lu tax duñu jëriñoo li ñu jàng. soxor dong. loolu dong la discipline normalité nit ku ñuul defaraat xolam mu weex tàll bañ a ñuul ni deram. su boobaa dëkk bi avancé loolu dong la. xol bi bañ a niroog deram. Bruno nag loolu la xam te loolu daf ko jàng. ca bu muy nekk ndaw ca Ndar. ca bu muy nekk ndaw fii. daf ko jàng ba buy dem vacances fële ca Cabrousse ci dëkkam xam nga joolaay na ñu mel rek am na yenn yoo xam ne xalaatu ko def. xalaatu ko wax ci loolu la jàng ba pare mu ñëw premier école am nekk Senghor. kooku mënul mel ni lu mel rek. munul mel ni mu mel
jot naa yàggul soxna Abdou Diouf ndax Abdou Diouf sama xarit la saa bu ñëwee fii dañuy gisee moom ak Abdou Diouf dañoo fu mu nekk ni seen xol bi dafa waata Elisabeth ndax kan ñan ñoo gën a xam Bruno comme ñoom ñoo gën a yàgg ak moom dañ koy fàtte rek mais ñoo gën a yàgg ak moom 19 ans ak moom et donc vraiment ñu ngi jaal ñëpp Thérèse maa ngi koy jaal parce que wax naa léegi ne Thérèse bokk na Thérèse Surpin sama xarit la moom mooy ki ma njëkk a ubbil compte parce que SGBS la doon liggéey donc vraiment dëmb rek maa ngi woon ca kër ga foofu te dëgg ñu ngi ñaan daal ne Sénégal yëpp roy ci Bruno mais roy dëgg nag du roy faccax voilà na doon roy dëgg. voilà pour ñu daal di tàmbali. nga suñ ko bëggee def. dañuy wut ko xam Bruno ku ko xam. dëgg mu bind livre ci moom ñu jël livre bi yóbbu ko ministère de l'éducation nationale ñuy jàngal sunu doom yi ñun. am na ku fi nekkoon ku tudd Bruno nii la meloon. loolu de ànd naa ci xale yi ci boppam mën a roy ci Bruno noo xam moom nga xam ne xamuñu ko. ñu jàngal leen Bruno moo gën ñu ñuy jàngal Molière ñun xamuñu Molière du sunu dara. Bruno mii nañ bind benn li ay Socrate yu kenn xamul yu ay yu kenn xamul nañ bind benn livre tudde ko Bruno jàngal ko sunu doom sunu école yi ay jikkoom yu baax ak yii wax ji ñuy wax ci rajo yi naan ku nekk di rendre hommage amul njariñ nañ bind benn livre dugal ko ministère de l'éducation nationale tas ko sunu doom yi jàng ci ñu xam kan mooy Bruno loolu la waaye waxi kese rek wax rek demee rek ba war a taxaw ci bind livre ci magu réew mi macha allah ñi fi jaar ñëpp te baax ak ñi fi nekkandiku te baax am nañu yaakaar ne wax dëgg yàlla manqué wu ñu ay référence manqué wu ñu ay modèle yoo xam ne mais duñ ko def taxawee rek yem ci concentré wu ci macha allah jàmm rek nuy dal ndax doon nañu gis ca koñ yi boo gisoon benn doyen bu baax wala benn doyen bu baax da nga daan dem di ko nemmeeku bu ci kan noonu la nga fan ko di ko gàddul saagam mu doon sa idole nga këram nga nekk benn disciple nga yooyu yëpp daal macha allah yàlla nañ ci delluwaat mais mag ñu baax ñi fi nekk ndeegum te liggéeyal réew mi lu ko jaritam nañu bind ci biñ fiy nekk parce que am na yoo xam ne ñoom ñoo ko mën a nettali ndax seen véhicule ñoom ñoo ko dund ku ci mel ne suñu maam Mansour Mbaye ak ñeneen mag ñooñu ñi ngi leen di ñaan nañu bind parce que li ñu xam ci réew mi bari na li ñu fekkee bari na te luy rafet lay doon daal ngir xale yi mën koo jàng nañu bind fi sabilillah te man mais jot mami ñoom léegi say gis nga nit ku baax dañ koy tarbi yu itam dem vers moom seet ko nemmeeku ko ku xam mooy kan bind ci moom parce que nit ki li mu doon rek daf koy mat sëkk bu bëgg tubéy bu xëyee mi ngi ci lii ma nga ca laa ma nga ca lee yow moom mii day wax léeg-léeg nit ñi ko bindal wala ya ngay wax kii day wax ñu ne ko la nga xam yëpp ci biir dëkk bi bind ko Eva nag yi muy fekke yëpp nit dala naan li nga fekke bindal mais léegi saay doo am jot il faut que mu am ku nekk sa gannaaw di la booster di la topp di la bind boo demee tey ci américains yi da ngay gis dafay am benn nit bu ñuy gis xam ne kii lii mooy potentiel am ñu daal di koy yëkkati yooyu tam il faut que ñu gën ci bàyyi xel en Afrique nañu faral tamit di rendre hommage nit bu muy dund ah oui nañu bàyyi bu dee rek ñu commencé di wax man gisuma ku dee bu ñu wax lu bon ci moom absolument dañuy wax lu baax rek ci moom mais dañ ko wax bu muy dund ci lay gën a marqué nit ñi ci lay doon gën a doon leçon. sama xel mi ngi dem ci Doudou Ndiaye Coumba Rose macha allah yal na yàlla defal ko jàmm ci fi mu nekk ñu ngi nuyu njabootam yëpp macha allah di leen sargal ak suñu maam yi baax yi tey mënoon nañ fee toog ba jant soog di lim rek ci ay papa yu baax ak ay maam yu baax yal na yàlla yërëm leen bu baax a baax a baax wareef nag itam yàgg tem ndoy ban du ma ko faale wareef itam yàgg tem boo xam ne ndoy ban danaa débranché sa antenne bi. non doo lay may boobu rek c'était un grand homme. c'était un grand homme. Sénégal. nañ ko bàyyi c'était un grand homme. nañ bàyyi loolu. nañu bàyyi loolu. il est un c'est voilà ñu ngi mun meeg muy dund waaye dañuy bàyyi nga dem ñu ni c'était un grand homme ah. man tey su ma la doon wax wareef dafa am pàcc bu mu may rek sunu nijaay Bruno. su ma la doon wax ñi leen charmé kan nga may wax yan tour actuellement. di nga woo professeur Sakhir Thiam
di nga waaw ñi la charmé bari nañu Mame Less Camara. dëgg la. Mame Less Camara journaliste bi. waaw journaliste ci réew mi yëpp ci mooy seen référence la. Boubacar Ba. mel na Iba Der Thiam. Iba Der Thiam. ñooñu ay nit lañ yoo xam ni. ñooñu ñi nekk sur le plan politique bi autorité yi dëkk bi. dëgg la xam nga ñi nga xam ne ñoo nekk sur le plan ci wàllum diine ji. sama sëriñ bi Cheikh Bass Abdou Khadre référence su jeunesse Sénégal bi yëpp la. sunu papa Dansokho. waaw Amath Dansokho. bari nañ ci dëkk bi. mais ñooñu nañ leen rendre hommage maintenant léegi nii. waaye c'était un grand homme rek. loolu amul njariñ. mami sa xel ci ban jigéen lay dem. damay dem ci ma xool Soxna Dieng Mbacké. Soxna Dieng Ndioro Ndiaye. Aïssata Tall Sall Aïda Mbodj. dëgg la boo demee ci mag ñi Tata Aram Diène. dëgg la am Cheikh Yaaba. ak mag ñu baax ñooñu fi nekkoon. nga xamante ne lu baax rek lañ bëggoon. boo ñëwee ci jamonoy tey Papa Samba Jabare Samb. bu ñu dikkee ci contemporain yi. waaw Papa Samba Jabare Samb. Mame Mansour Mbaye. yal na yàlla yàggal leen. très bien ñu baax ñooñu daal. jërë ngeen jëf waaw jërë ngeen jëf. président doon koo tegal ba nag ne ko toogal nii macha allah tabarakallah sunu yaay ajaratu Ndey Soxna Mbuub yàlla yàggal taxawaayam moom itam jërë ngeen jëf mbokk yi ni ñu sargalee ñëwoon noonu la ñuy sargalee ñi fi nekk tey lii ma ni mel ne kon mënoon nañ fee toog comme ni ma ko waxee di liim nit ñu baax ni bu nu waxee nag mbaax du dara lu dul jikko sax di nga am diplôme te safaanu sa diplôme du safe waaye sa jikko dana rafet lool macha allah ba ñu jël ko daal di koy booleeg diplôme bi bu nu ko doon peese di ngeen gis ne jikko jey gën a diis diplôme bi macha allah yal na nu yàlla baaxal itam jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi di góorgóorlu macha allah ñu waroon saa bu nu xëyee rek ni leen ndokkale ñu waroon saa bu nu xëyee ni leen jaraw lakk jigéen waaye nag itam ñu dikkaat ci thème bi ndax thème bi bu nu ko waxee faaw dinañu wax jigéen dinañu wax itam góor bu nu waxee loolu genre daal di taxaw ñu ngi waxtaanee li nga xam ne mooy divorce nag semaine bi passé dañu nekkoon ci cause yi waaye bii dañuy wax solution donte soppu ñu divorce comment bien divorcer naka la ñuy séparer woo góor bi ak jigéen bi maanaam jëkkër jëg jabar ji ñoom ñu tàqali ko waaye naka la ñuy gunge njaboot gi ba nga xam ne macha allah dara du ñaaw dara du yàqu ndax itam société bu baax mi ngi jëkkee mbokk yi ci biir kër gu baax ku ci nekk li ngay def sa biir kër moom rek ngay wéyee jëmale ci société bi te ñun ñëpp bu dee ne danoo mel noo xam ne kenn sopp ko suñu société dina feebar ubbil nañ leen suñu ay antenne ànd ci nag ak savon saf ànd ceeg milpo meew bi gën ci meew yi daal di ci ànd ak tam ak ñi nga xam ne ñooy chef Aïda muy duulin boo xam ne duulin bu sell la jëfandikoo leen ko ndax xam nañ ne waxtu yi yéen a ngi waajal macha allah taal Gaza super itam moom itam daf caa bokk ndax xam ngeen ne bu ñu dee wax warga rek Sénégal itam la fekk baax dañuy dee bëgg wax dëgg yàlla di naan ataaya bu sell te neex jërë ngeen jëf mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 bu ko defee ñu ne leen bismillah ngeen dugg ci waxtaan bi ñu ngi waxtaanee divorce Ndoye Bane ñuy ñëw nag bi yoon ci solution yi waaye xam naa ne sunu mbokk mais Vincent bu ma ko dee laaj li ma koy njëkk laaj mooy ndax église bi nangu na divorce moom dina ñëw ci loolu yow maa ngi lay wax bismillah naka la ñuy def daal ba bu divorce amee soppuñu ko waaye bu amee nu ñuy gérer sunu njaboot tey ci la ñuy taxaw waaw xanaa gérer njaboot gi mooy toujours ñu wax ko ma wax ko ni jigéen ñi wala couple yi nañuy moytu di xuloo ci seen kanam yi doom loolu baaxul dina tax li naan doom ji jigéen jàngaañuwul nday njaay royukaay soo dëkkee di xuloog sa jëkkër chaque jour ba sëy ba tas xale boobu fu mu mënti dem day jàpp la mu nàmp rek loolu fa mu dem loolu la fay appliqué muy ku góor ki tamit da nga gis góor jàpp jabaram di ko dóor di ko saaga fase yóbbu ci moom soo ko toppee ba topp ko soo demee lu mu tàmm la ou bien loolu la xam defe ne nii loolu mooy li nga xam ne moom mooy normal te sëy fu mu tase toujours xale yi ñooy fay ay nen yu ñu tojul xale yi tasaaroo ñu leen di xëccoo xam nga di dem tribunal di ñëw jaabante tribunal di ñëw xale yi xam ay ñaari kër suñ demee xale yi dañuy yor jikko boo xam ne du leen neex fu ñu dem duñ fa toog mën a nettali parce que loolu leen seen ñaari parents yi di nampatal keroog nee naa la sëy su amee ñaari famille ku góor ki ak famille ku jigéen chaque jour dañuy ñëw toog ñu takk sëy bi suñu demee ca sëy ba nag kenn ku ci nekk yaay sa ambassadeur u famille la nga fa wane rek su dee lu baax nga yëkkati sa famille su dee lu bon nga déshonorer sa famille bu njëkkoon ku ci nekk da nga daan moytul
rus teg gàcce sa famille ba nga xam ne loolu mooy tax sëy bi continuer beneen bi mooy su takk amee ñi nga xam ne dañuy ñëw di takk si jabar su sëy bi amee problème suñu leen woowee duñ ñëw pour lijjanti ci sëy bi ñii dañ naan man du ma dem du ma fekkee fa ñuy fase wala fase wuñu sax mais comme man bi ma demee Louga nii am na benn couple boo xam dañ ma seet si émission bi leen seetaan teg ma posé ma ay kii ñoom ñi ngi woon ci tas leen nekkoon presque ma taaj leen ñoom ñaar yedd leen waxtaan ak ñoom bi ñuy ñëw ku ci nekk yaa ngi guux mais bi ñuy ñibbi ñoom ñëpp ñoo jàppante loxo ànd dem ñibbi man leen éviter leen loolu ay mag yi jëmm ngi yow mu ne ma sama jëkkër suy xul ak man day yuuxu ba ñëpp di ko dégg ba ñëpp xam dañu am problème man ko loolu du yëfu góor jigéen moo waroon a yuuxu ba ñëpp di dégg làmmañam mais yow góor soo demee ba koy def man ko nag ñi nga bëgg ñu dégg ko ñu la problème de ñii dégg histoire bi naan diw ak diw ña ngay jàppante defe ni ñoo la ëpp problème fuuf donc et puis man ko yow jigéen tamit su jëkkër su dee tëdd si 2 heures du matin da nga koy suturaal nay def ngay noppi muy def ngay noppi su yàggee dina toog waaye coow amu ko tout chaque jour ngeen woo nit ñi ñu leen di arranger su yàggee da ngeen di soof nit ñi ba nit ñi dootu ñu ñëw looloo tax tey jii xeex di ci am ba ngeen di gaañante parce que da ngeen di dem ba nga xam ni nit ñi leen war a arranger ñoo leen di jéppi dëgg la comme na ngeen koy jéem a rafetal surtout soo leen demee ba njaboot juddu ci njaboot gu bari ñi ngi tumuranke nekk ci mbedd mi di taxawaalu di def na ko su du noonu seen papa yi seen yaay yi ñoo leen ko tegan seen papa yi seen yaay yi bari dañoo mere seen papa ak seen yaay parce que ñoom ñoo sëy bu normal di defante yu bon ñoom ñu màgg ci defe ni loolu jaadu la nekk ci dëkk bi ñii di agressé ñii nekk ay sàcc ñii nekk ci mbedd mi di jaay seen bopp divorce yooyu ñuy seen jëkk papa yi seen yaay divorce moom moo ko indi te loolu c'est pas bien te jigéen ñi suñuy sëytu ci bari li solution bi mooy nañuy am fii Sénégal la nañuy am seen ndigalu waajur lu ci am solo sëy bu ndigal waajur yi àndul sëy boobu tas weesu ca loolu nañ koy def seen bopp yi benn góor bu mu la jaral won ginnaaw say waajur benn jigéen bu mu la jaral won sa ginnaaw say waajur bis boo ko defee tôt ou tard di nga ko réccu ndax sa yaay soo nanguwul sëy bii ba nga dugg ci soo amee problème ci kan ngay dem kenn du dikk kenn du ñëw et puis toujours wax naa la keroog sëy su amee ñaari ñi dañu lu ñu bëggante na am benn kersa gu am seen diggante jëkkër da nga koy rus jabar da nga koy rus man jomm naa laa dóor jomm naa laa saaga jomm naa def loo xam ne ëllëg da nga ciy teg sa bopp da nga ciy même soo day doxaani ci àll ba respecter sa soxna ba bu mu gis li ngay def très bien waaye mel ni ay ñoom ji léegi booy bi mu dendal yooyu c'est des trucs yoo xam ne est-ce que sañ naa wax papa Doudou Thiam félicitations fiston sëy bi yàlla na ci yàlla def barke papa Doudou Thiam nag dafay sunu collègue di sunu rakk di sunu xarit di nit ku baax macha allah xam naa ne soxnaam bu ca kanamee dana xam ne yàlla may na ko jëkkër ju baax bu yaru macha allah te ku yaru ku ne neex a nekkal salaamaaleykum mbokk mi allo tata Eva. oui. waaw dama bëggoon participer émission bi. ñu ngi lay déglu bu baax. maa ngi leen di woote ci Guinée Bissau. naka waa Guinée Bissau. ñoo ngi si jàmm maa ngi leen di mastaw si gindigaale ci naxar bu ñu bokk ñun ñëpp. wallaay ndeysaan. di nuyu sama frère boobu toog. yéen a ngi wax ci affaire Bruno Diatta ñu war a royee ak yooyu yëpp. waaye li ñuy war a roy dafa bëri. macha allah. ndax thème bi ngeen yëkkati léegi nii affaire divorce ngeen di wax. waaw. ci ne la Mame Bamba waxoon na fi jëpp ju ñaaw warul góor warul jigéen. est-ce que. bu ko jigéen defee ngir ñaaw la bàyyi ko yàlla sëy la. te. kii tas na jëkkër ji yóbbu ko tribunal yaakaar ni moo ngi ndam moo fekk boobu mu ngi loon njaboot gi. ak kay dëgg. ta Eva maa ngi leen di wax di mastaw ci coono di leen mastaw ci ta dëggeen jumère. est-ce que. ndax yow mi yaa ngi ci liggéey bu rafet sas la dëggeen ji jumère sas ni yàlla na la ko yàlla oyofal. amiin yaa rabbal alamin. te ba su nekk sama añ bi tàdd nag ndax yéen a tax ma fa seet ñoo sëy si yéen de. ndeysaan añ bi daal neex rek lay gën a def. jërëjëf naka waa Guinée Bissau. ñëpp a ngi ci jàmm. noo gisee mbirum divorce yi Ndoye Bane de nee na bëgg naa xam loo togg mas ngeen a gis lii ndax. man dégg naa moom yi muy affaire gaaboog yooyu waa ji xam na fii de. damay dégg parfois muy affaire gaaboog ñooñu xam na Ndoye Bane xam na dëkk bi xam na zone bi de. xam naa dem ñëw naa ba Baafata ma ni loo togg añ tey. man maa ngi dëkk fii ci benn île bu ñuy wax Bijago. li nga togg laa bëgg a xam. tey maa ngi togg ceebu yàpp bu baax. waaw. boobu di la yekk leen ñooñu ñëpp. ndeysaan.
Ali bonne journée. ok bonne journée très chère macha allah. Ndoye Bane dikk na ci waxtaan bi. Adja Linguère. waaw divorce kenn sopp ko waaye naka la noo divorcé ba jiixi jàkka du am ci biir kër gi. wallaay ndeysaan kenn sopp ko waaye nag xam nga ki bëgg a dee ki bëgg a tuxu ak ki bëgg a dem ñooyam. dafa am yoo xamante ne ki bëgg a dee ak ki bëgg a tuxu ñooyam ndax xam nga jinne mënul lu dul tuxal laag ray laag foo dëkk mu lakk ko. moom jinne waaw dafa cee am yoo xamante ne muy ci ku góor ki muy ci ku jigéen ki. waaw jiiti tubéy la nu boo leen solee faaw nu fett la fu la neexul. te julli dagan na mais sëlmal aussi araamul. dëgg la mbir dafay am fu mu egg. dog ko moo gën sax continuer ko. wax nañ ko balaay fit lay dikk ndaxte gàcce gu ñaaw gàcce gu gàtt moo gën gàcce gu gudd. dëgg la Diop. mais suñ demee ba muy am na communication di jiitu ci leen lu nekk. yow kat xool nañ ba xam nañ ne ñun ñaar ñi mënatuñoo nekk. nanu ko rafetal. yàlla may nañu njaboot ñu gën fopp sëy nañ fi ay at te yàlla mayu leen ci njaboot. ñun yàlla may nañu ko nañu ko rafetal. mooy que xam nga ne yow ku góor ki mënatoo maa yor. xëy na dem nga ba sama jikko doyatu la wala dem nga ba bëggatoo ma nañu ñaanalante nga dem uti la nga bëgg. man xëy na dem naa ba ndax it bul fàtte ne tasum sëy yi ci ëpp mooy. da ngay dem ba amatoo yaakaar fa nga nekk. ndax góor gi lay wor di la wuruj di la nax di la wax lu dul dëgg. nga dem ba chaque jour mu projet ba daanu ca géej ga. da ngay dem ba yow sa yaakaar mooy tas te nit kiy dund sax yaakaar la am ci àdduna. maanaam yaakaar bu tas itam day tas sëy. moo gën a gaaw ci tas sëy. parce que li ngay dund te amatoo ci yaakaar mais ñun ñi dagg billet di dem Màkka. yaakaar ñu fa yóbbu rek di yonente baa ngi fi ci sunu wet. waaye danoo yaakaar ne fa lañ koy gën a jege fu ne ci ñun wallaay waaye nag fa lañ koy wute jee. kiy dem di dugg ci sëy aussi yaakaar a ko fa yóbbu. su demee ba yaakaar boobu tas nag la muy mën mooy. delluwaat ndax dafa am ñoo xamante ne dañuy préférer nàmm seeni tànk daw ca ba muy teel ka toog fa ba mu gën a tardé ndax xam nga mag ñi dañuy faral di wax bu ndox tuuroo an bàq ca des man ma ne déedéet damay jël sama paan rootiwaat bala muy guddi. mais yaakaar boobu lan la fay yaakaar. li nga fay yaakaar ndooy bari na koo dem ba dénk ko sa bopp ku nekk mu war a jur say doom bu la bàyyi la woon penku bi julli loo la ci soow bi nga topp ko nga jël sa àdduna wékk ko ci kawam kooko soo demee ba gis ko ne nekkul ci daray jub lu jubalit ci dëkk bi loxoo ma nga ci mu dëkkee di la toroxal di la mankeel di la matadeel di raasaatu say jànq ci biir kër gi di raasaatu say turandoo lu mu yor lekkee jee ko ca mbedd ma da ngay bale di raxas di fóot di toog mën dàqataal cuuraay yëpp waaw man xam naa mais Vincent nga ni non dama ko def ma ne ko yaa laajte waaw moo laajte waaye mu laajte ba ma koy laaj xam naa xam nga comme ki ne laan ne ne li ngay wëree ngi ci kër gi te moo la leew fiiru ma cey Kéba Seck teg ci lu reer bi doy nga mbaraani allahu akbar demal mbaraani comme ni ko Ndoye Bane waxee su reer bi neexul nag su reer bi neexul nga toogee ko sa biir kër te xam ne sa cuuraay neexul sa reer neexul waaye mami ñu dem dox may ma àggalil la waaw may leen jàmm may ma àggalil xam nga dañuy wax ne ku repp lu mu naka ku repp géwél bu repp ci xare lu mu jiin xeeb ko waaye géer bu repp ci xare lu ko géwél yi jiin mu xeeb jërëjëf xam nga Ndoye Bane nga ni bu reer bi neexul Eva Tra daf la ciy tegal ne la waxuma sax reer bu neexul dafa am rek benn anecdote dafa am benn waay yoo xam ne ba mu dajalee ay paa ne moom dafay wàcc jabar ji daal joxe ay argument daal yoo xam ne dañu woyof dëgërul ñu wax a wax ba ca kanam Marie Camara ba dina reetaan mu naat ne ensuite elle claque les portes ñooñu ne ko benn jantal paa ni ko sama doom claquer les portes taxul kenn fase kenn yow kay dangaa bëgg dem rek danga ko bëgg wàcc et pour revenir ci li Ndoye Bane di wax xam nga ki namm sa reer naqadi lu reer bi neex mu naqadi ko dëgg la ki namm sa kanam ñaaw loo rafet mu bëgg laa mbécc ki namm sa jëf ñaaw loo def lu baax di nga ko énervé te dafay dee dal soxna yi ci biir kër gi yow da ngay dem ba mujj bi da ngay posé wu question bés bu ne ma wax ko fii da ngay gis ñoo xam ne dañuy dem ci seetu bi ne miroir wax ma ni ma mel ndax xanaa rafetuma ndax xanaa duma jigéen ndax xanaa reer bi neexul ndax xanaa alaaji gisul ni may booba waajaa doyal te li ci mbedd mi da koy gënal li ci biir kër gi xam nga lan la góor yi war a moytu ci àdduna ñu jox la jabar muy jaamu yàlla mbedd mi nga xam ne du farata du sunna du lu ñu xam gënal la sa biir kër loolu su la dalee doo mës a kontaan sa biir kër waa léegi man góor a ma salaamaaleykum yow li la góor nettali nag salaamaaleykum balaa ñuy ñëw ci Vincent ak ndax église bi nangu na sëy bu tas salaamaaleykum kooku dem na kooku dem na man góor a ma nettali ma soog a jàdd waaw
keroog bi mu bëggee doxi nee na ndaw si di ko woote ndaw si tooy na tooy goo xam ne faaw mu wuy ji te joxe na fa rendez-vous ba pare nee na daf ne jabar ji yow doo yekk reer bi mu ne ko pareegul mais léegi mu pare mu ne ko taxawaalukat bi nga doon man dinaa joxe sama dépense nga tëye reer ba xaaju guddi nga dema reer pare xoolal ne copain bi jógañ dem ki dafa ñàkk fayda waaw ñu génn ba ci biti copain bi ne ko mais yow ku nafata yow lii la ko fi jar mu ne ko nandoo faaw nga teg système ki nga mën a dem xam nga mais ma dolli ci mami moo tax dinaay faral wala di ngay faral keneen di faral parce que nit ki moom xel boo am rek am na keneen ku ko am da ngeen a yógoowul dinaay faral di wax ne bu nit dugg see ak tàng na nga fexe ba lu mu tàng bu dikkee yow suufeleel rek parce que yenn xeetu tàng yi dugg ci biir kër yi xam nga soxna yi lan laam xam ngeen ko bëgg a dem la te du ma la may foo demee danaa la ne xale yi namoon nañ la moo àllaaji noo passé sa journée wax ji neex ji nga dul bàyyi bu dee góor du fël sa kanam wax ju neex jooju xam nga lu ciy topp baa muy wax nga bañ koo tontu mu ne danga maa ñàkkal fay dama ñëw ci kër gi di wax nga ne patt loog luga lànk bañ maa faale nga ma génn kër gi ku bëgg a dem faaw mu dem Vincent bismillah ñu ngi waxtaanee divorce mais bëgg nañu xam parce que souvent da ngay dégg sunu xaritu chrétien yi bu nu dee waxtaan ñuy wax ne église bi daal nanguwul loolu jëlal ki ci ligne bi après nga ñëw ci question bi salaamaaleykum allo waaleykum salaam ajaratu bismillah naa def maa ngi fi ana waa kër gi waa kër gi ñu ngi ci jàmm ana ñoom Ndoye Bane ak mami ñoom ñu ngi lay wuyu sax mamee ngi lay wuyu mami wuyu ko salaamaaleykum mi ngi ci jàmm waaleykum salaam waa ñi ngi ci jàmm bu baax a baax mbaa yow yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm sant yàlla bu wér alhamdulilah yàlla na yokku ana Ndoye Bane ne ko sama xarit la de sama soppe ak ndeysaan ñàkk nga xarit loolu waaye Bane wuyu maa leen di déglu saa su ne jaajëf merci beaucoup numéro Ndoye Bane laa soxla woon sama papa dafa réer moom laa bëggoon a wax ak daal sa papa nu mu tudd Seex naa ba ñu koy wax Seex naa yaama kañ la réer mën na kay ay ñeent fukki at ak ñeent. ñaata 40 ans. 40 ans. 40 ans yu tekkee. loolu foor na bàyyil sa numéro ci suuf. loolu foor na. ba jox 40 ans foor na de soxna si. Vincent ñu ngi lay wax bismillah ci waxtaan bi. waaw xam nga bi passé waroon naa ñëw. dëgg la rendez-vous médical moo tax ñëw moon. dëgg la ma dugg pharmacie di wut médicament. rek ma tombé ci. kon xam nga ci ñoom Taïb Socé nekk di wax di ma ne waa mais Eva man plateau bi ma war a invité nii man aw ma fa sax place. ndax sama wax lu gàtt lay doon. macha allah. lu gàtt. gàtt te jëriñe. gàtt ndax. sànq da nga ne lu jàngu da ngay dégg ni ñu ne jàngu bi nanguwul divorce. waaw mais du jàngu bi yàlla ci boppam moo nanguwul divorce. ndax dafa am ñu sekkoon Yeesu Krista. ñu ngeen di ooy Insa. ñu ne ko waaye yow loo xam ci mbirum divorce. mu leen divorce kay amul mais ni mu ko nettee dafa ne góor. dina bàyyi yaayam bàyyi baayam dem takku ci jigéen ñoom ñaar ñu doon benn yaram du ñu doon ñaar mais dañuy doon benn yaram kon nag li yàlla fas bu ko nit tekki loolu la tontu Yeesu Christ a wax donc ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas ñu ne ko mais yow ci Moïse dafa daganoon fase parce que dafa doon sa jabar bu njaaloo wala mu def leen lu ni mel da nga koy bindal këyit nga daal di ko répudier dàq daal mu ne lu tax Moïse defoon loolu ndax seen xol dafa dëgëroon waaye ca njëlbéen loolu amuloon au commencement il n'en était pas comme ça parce que Dieu créa l'homme et la femme yàlla dafa sàkk nit góor ak jigéen mu boole leen ñu doon benn yaram waxul ñaar waxul ñett moo tax góor dafa war a jóge ci baayam ak ci ndeyam dem takku ca jabaram moo tax ñun du ñu am polygamie benn jabar la ñu wax ca jabaram waxul ñu bàyyi baayam ak ndeyam dem takki soxna mais dafa takk ci jabaram ndax ñoom ñaar ça a été clair tous les deux ne forment qu'une seule chair tous les deux pas tous les trois pas tous les quatre
tous les deux ne forment qu'une seule chair loolu moo tax ci ñun du ñu daganal fase du ñu daganal polygamie aussi voilà ñaari caractéristiques yooyu moo am ci mariage chrétien mooy unité ak indissolubilité unité benn la ñu war a doon ñun ñaar lañu mais benn la ñu war a doon benn yaram indissolubilité maanaam mënul tas mënul tàqaliko lépp lu mu ak lépp lu mënte am mënul tàqaliko loolu moo amee même su problème amee te loolu day tax ma ñëw comme ñu ngi ci solution yi allez-y mariage chrétien lu tax ñu ne fase mënu ci am da ngay dégg ñu naan man mais je ne vais pas me marier pour être malheureux du noonu man du ma sëy pour am tumuranke sama biir sëy torox ak yooyu mais pourquoi non on n'a pas dit ça c'est-à-dire su may sëy parce que damay seet sama bànneex moo tax torox fekk si ma maanaam yoonu bànneex torox tànge mën na caa bokk mais parce que man sama bopp lay seet parce que su may sëy bànneexu ki may sëyal laa war a seet est-ce que xam nga xaw ma ndax xam naa xool ngeen fi may waxee c'est-à-dire l'homme ne cherche pas d'abord son bonheur mais il cherche d'abord le bonheur de l'autre du conjoint la femme cherche d'abord le bonheur de l'homme et c'est là où te trouveras ton bonheur à toi balaa ngay seet yow li la neex sa bànneex yow seetal sa bànneexu soxna wala jëkkër su boobaa ci ngay am yow bànneex tout ce que tu fais c'est pour son bonheur et non pour ton bonheur. C'est en faisant plaisir qu'on gagne du plaisir. mais c'est ça. macha allah. loolu moo ci jiitu loolu boo ko amee ba pare. li ci des day yomb. jëlal ligne bi nga dellu siwaat parce que yaa ngi ci waxtaan bu am solo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk mi bisimilah. waaw soxna si nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax. maa ngi leen nuyu di la sant ci affaire mu rafet. macha allah jërëjëf fay nan la. di nuyu Ndoye Bane. ñu ngi lay ziar bu baax. ci Odasam. di nuyu Mami. ñu ngi lay fay. ci clairvoyance am. macha allah. man nag je suis un ancien commandant de corps urbain bu retraité maa ngi dëkk Saly. boo yokkee baat bi tuuti ñu gën a kontaan. man commandant corps urbain bu retraité la police. dëkk Saly. waaw. doyen. waaw. bisimilah waaw léegi ñu ngi lay dégg. waaw commandant de police bu retraité la bi dëkk Saly. ndeysaan naka waa Saly. ça va Ndoye Bane moom bu fekkee am na yéen mbokk yu dëkk Pikine cité ko Taaf. waaw. xam naa ko baax ko man nag j'ai beaucoup de respect pour lui. alhamdulilah. ñu ngi ci sant bu baax. jërëjëf. allo. allo. yow rek la ñuy déglu ci thème bi. voilà bon thème bi dama koy dévier tuuti pour proposer un thème. bu ngeen ma ko mayee. acca may nañ la ko. je veux simplement demander Ndoye Bane. yow li tax ma d'accord yow parce que tu combats les sujets tabous. dëgg la. alors je voudrais demander simplement sur proposition je voulais proposer est-ce que de mémoire de Sénégalais on n'a jamais constaté un talibé de confession chrétienne dans les rues jusqu'à 11h du soir. J'ai toujours posé la question. La même question, oui. wax ko ci wolof ñëpp dégg. ma ne. musoo gis chrétien bu yalwaan ci mbedd mi. est-ce que bu ngeen gis talibé chrétien bu nekk ci station yi ba 11h du mat de 11h ci guddi. J'interpelle tous les acteurs. J'interpelle les régulateurs sociaux. J'interpelle l'État. J'interpelle les chefs de famille, les pères. Par régulateurs sociaux, il faut entendre l'ensemble de nos guides marabouts. Question boobu laa bëgg bu fekkee mën ngeen ko teg en thème
ñu waxtaan ci c'est important. taalibe catholique buy yelwaat. ndax mos ngeen koo gis lu tax. ah soo ma ko defoon tam de tey jii tama du ëpp buum. ma ne pour un pays qui se dit être avoir 95-98% de musulmans. la Oumma est très fortement représentée ici. alors. affaire bi organisation la rek. du leneen. wasalaam seen caritas yi doyen jërëjëf. Ndoye Bane wax nga lépp sax organisation la rek ne ñu ngi fàttaliku bi Taïb Socé toogee fii wax lu ni mel nee na mbir mi organisation la boo xam ne buñ ko doxalee woon lu ne jaar fa mu war a jaar rek asaka bi jaar fa mu war a jaar macha allah problème du am xeetu wax yi du def lu dul gën a tax ñu defar suñu toogaay samay xarit lañu mais fenn dégg ko mu ni benn jabar benn yaram takk leen ci ñaareel. waa léegi. waa léegi waxal. mën naa laa may ñaareel garaaw. dégg nga garaaw xoolal. waaw tey jii takk benn jabar. ak jigéen ñi car macha allah niñ baree. suñ ko deful. dina yokk kii nu mu dati njaalo gi. xam nga Ndoye. waaw. yàlla mi sàkk nit. waaw moo la gën a xam. jigéen ñi ñoo gën a bari wala bariwuñu. ndax mooy sàkk. moom bu muy sàkk sóoraalewul loolu. dama lay laaj rek. waaw. muy sàkk jigéen nga xam ne mooy ëpp. waaw sóoraalewul loolu. sóoraalewul lan. sóoraalewul ne jigéen dafa war a sëy yem ci benn góor. waaw góor sëy yem ci benn jigéen. ñun ci luñ jàng ñun. ci ñun jàng ci lu ñu jàng. te xam ko. dañ ni ñu. góor ñi. takk leen ñaar sax lañ ñu commencé. ba ñeent. waaw loolu lañ ñu jàngal. waaw bu ngeen leen mënee yemale. voilà bu xam loolu foofu yëpp muy difficulté bi. foofu la difficulté bi nekk foofu yëpp la difficulté bi nekk. xam nga li ma waxoon sànq dañ ko ne dañu ne Yeesu Christa mais Moïse dafa newoon. Yeesu ne leen mais yéen seen xol yu dëgër moo tax Moïse andi loi boobu ngir defaraat xam nga il faut ngeen xam contexte bi fu mu jógee. xam nga ñee dañu jóge Égypte di dem dañ leen jëlee woon ci benn esclavage ñu nekk ci manding ma ñu toroxlu foofu nag lépp fa amoon fa la 10 commandements yi jóge lan moo sos 10 commandements yi parce que dafa dem ba nga xam ne peuple bi dafa doon dundee noo xam ne naka sudul noonu donc yàlla wàccee les 10 commandements pour réglementer un peu la vie des Israélites foofu la jógee. Donc c'est là à cause de la dureté de votre cœur moo tax Moïse a fait des concessions mais au commencement il n'en était pas comme ça il faut dafa nga bàyyi ci xel yàlla bu muy sàkk dafa sàkk góor jóge ci baayam ak ndeyam dem takk benn soxna léegi nag yow su fekkee da nga bëgg a takk ñaar wala ñett. xëj na gourmandise la rek. déedéet du loolu gourmandise la rek gis nga. xam nga problème mu religion dafa xaw a complexe. déet du loolu fu mu ne li may wax sax du religion. et puis demuñu ça n'a rien à voir avec religion c'est-à-dire affaire nit bu ñu wax religion ndax bu ñu waxee religion tuuti da nga indi sa bos. voilà mu andi sa bos bu boobaa ñu doon war moom du religion li may wax nii. dañ koy ñu ngi koy dund. su la nit nee su la góor nee. dafa am ñaar ñett ñeent yemaleen. yemaleen bi yaa koy gisee fi nga ko bëgg a gisee. mun naa ne dañuy yemale parce que bu jëndalee kii yëre jëndal kële yëre est-ce que foofu la yemale bi yem. am na leneen lu làqu ci ginnaaw. loo xam ne doo ko tuddee yemale. ku nekk fi nga koy gisee yaa xam ban fenêtre ngay xoolee. kii day xoolee fenêtre bële ko day xoolee fenêtre bële. waaw mais munoo leen yemale xol bi. voilà benn nga mën a bëgg. munoo bëgg ñaar munoo bëgg ñett. ba pare yemale leen. ñu doon benn. munul nekk. léegi nag tey jii yéen su fekkee doo leen fase tas amul ci diine jooju nga am soxna. mu leer ni kii nii jubul. day njaaloo day ami far wala nga am sa jëkkër mu leer ni kii day def na ko su noonu maanaam day jaay drogue wala day sàcc bandi la day rayaateeg yu kenn xamul. da ngay toog ci sëy ba rek. moo tax ñun balaa ngay sëy xam nga lépp ci njëlbéen ba la. balaa ngay sëy dafa am loo xam ne dañ la koy teg. premièrement munoo dem sëy église te defuloo minimum 3 mois de préparation. 3 mois de préparation bi lan la
di ngeen gis avocat di ngeen gis ñoo xam ne seen xel dafa màcc ci affaire santé du corps tout ce qui est loolu te sœurs yi ñoo koy doxal mooy les sœurs de maternité. donc lépp lu jëm ci sexualité ñoom ñoo la koy di ngeen jëm ci ñi nga xam ne dañoo màcc ci diine chrétienne. maanaam prêtre yi voilà les prêtres yooyu ce que le droit dit dans l'église et tout. pendant 3 mois ngeen def préparation boobu. tu as le temps de dire lii de li ma jàngu bi teg mën naa ko wala mënuma ko. objection mënuma ko. wala mën naa wala waaw su ma ko mënul du ma sëy. su ma ko mënee ma jéem. et il te faut en plus de cela 6 mois de fiançailles. maanaam c'est l'entrée avant le mariage. mooy Ndoye Bane mun na def lu ko neex ci 6 mois de fiançailles. déedéet. d'accord doo leen fanaan. déedéet. d'accord. déedéet. doo leen raa taqaru. dara doo leen loolu lépp amu ci. 6 mois bi c'est pour vous apprendre à vous connaître tout simplement. après ça nag du ñu am ku leen surveiller. non loolu lépp soxlawul. yooyu wóorul de. xam nga gis nga Ndoye. waaw boo bëggee soxna. waaw nga ne kii doy na ma. waaw tant que dëkkook moom am na yoo xam ne doo ko xam. waaw loolu leer na. kaa ñu dëkk mooy kaa ñu xuloo de. jeex na tàkk. waaw te comme xam nga ne dëkk bi di ngeen xuloo di ngeen màttante di ngeen def yëpp. mais loolu da nga koy sóoraale. boo ko sóoraale parce que nit ñi dañuy dem ci sëy jiital leneen li ma wax sànq rek mooy ci dama ciy dellu si c'est-à-dire man sama bànneexu bopp laay ut moo tax sëy bi du am. tant que maa ngi ut bànneexu ki ma ko sëkkal sëy bi dina dëgër mais sama bànneexu bopp laay ut loolu moo tax sëy bi du am. léegi su ngeen jaaree ci yooyu noonu. Elodie ñu ngi koy nuyu moom ak Ada Pilo nee na loo xam ne da nga cay dem ne fu mu yem rek neex doo ca sore. doo ca sore. waaw ndax xam nga nag xam nga ba sëyub signé contrat nañu ñam 6 mois bu neexee ñu continuer bu naqaree ñu yemale ko fi. boobu am na looy fekkee woon na fañ ko doon signé yàgg na nag ca jamono jee ca ginnaaw la. léegi su fekkee ne teg nañ charte yooyu yëpp ngeen dem ba ci biir ngeen gis ne yéen ñi problème am na te lii problème na dëggantaan ba xajatu leen ci biir kër gi. ci fan la ñuy toog pour régler ko fa. waaw ñun bon déjà am nañu ay témoins. képp kuy sëy dafay am témoin comme mairie rek da ngay am say témoins. en plus l'abbé bi leen préparé ci mariage kooku mooy seen premier confident. kooku son objectif mooy coller li nga xam ne dafa niroog luy waaje kii donc daf leen di teg ci yoon. bu vase bi tasee ñu boole waat ko mu boole ko. crédit te li gën a am solo te waxaguma ko. mooy dëkk bi mënuñu nekk jëkkër ak jabar te du ñuy ñaan te ñun ci suñu préparation loolu dafa am solo. prière dafa am solo. on dit tu ne dois pas dormir sur ta colère. entre mari et femme même bu ma la meree loolu mënul ñàkk. mais bu ñu toogee jàppante loxo ñuy ñaan maak yow. faw dina am loo yëg. mu jeex tax nga lâcher prise donc au fur et à mesure dina am leen loo xam ne même su ma ko defee tey ñëpp wàcc naa gis nga def naa lu naqari dëgg la buggoo ma ko wax mais su ma lay xool rek xam ne am na lu naqari parce que gis nga communication buy am tous les jours xam nga bu njëkk ba sëy bu njëkk ba baaxoon na dëgg la mais dafa am lenn lu bëri loo xam ne dafa bëri woon conséquence parce que góor yi dañ doon autoritaire trop man maay kilifa bi man maay même ci jàng bi dañu naan le mari est le chef de l'église le mari est le chef de la femme mais on a dit comme le Christ a aimé son église il ne doit pas la rendre impure il doit l'aimer etc etc mais loolu góor bu ko defee jigéen mais dafay woyof léegi bu demee ba am problème am dëgg jaar nañ ci labbe bi sottiwul jaar nañ ci mbokki sottiwul on fait ce qu'on appelle séparation de corps mais doo leen tas yow da ngay dem yaa xam da ngay dellu ci say waajur moom mu des këram wala mu dellu ci waajuram ñu toog ab diir 6 mois 8 mois ku nekk xoolaat ñu owaat leen te généralement saa bu loolu amee dañuy dellu si waat. macha allah saa bu loolu amee dañuy dellu si waat parce que li ñuy éviter daal mooy ngeen tas. mais am man gis naa ay couple yoo xam ni dafa dañu séparé wu carrément. ba ko jigéen ki amaat da nga dul demaat ci kanamu église bi léegi nag loolu église bi du ko nangu c'est-à-dire tey jii bu ñoom ñaar kenn bu ñu tasee. parce que ñun duñ ko tuddee tas. bëggu leen ko ba tey. parce que nous une fois que tu t'es marié
c'est pour la vie ba suscité àdduna comme ni ñu koy waxee. ku ci dem ci kanamu église bi daal. ku ci dem ci kanamu église bi pare nga ci. pare nga ci léegi bu ñu tasee nii. tas entre guillemets. Ndoye Bane bu dee dem ca kanamu. non Ndoye Bane mënul dem ci loolu. andil fii wax bi kooku mënul dem ci loolu léegi bu ñu tasee. entre guillemets tas na laa ko mën a waxee. am na yoo xam ne daan yoo xam ne jàng bi la koy teg. mënatoo jël communier. mënatoo marié waat église. c'est vrai. am na yu bëri dañ la koy teg te su boobaa yow sa jëmu bopp da ngay xat. dañ lay génne ci lépp daal. voilà da ngay xat dañ lay punir rek. voilà tuddee ko noonu waa mais da ngay xat te xat boobu bu nit ñi demee mees di communier yow nga toog ñu ne pourtant kii dafa sëy de te dafa sëy église. di nga ko communier ñu ne xëy na dafa divorcé. loolu nag wax jooju daf lay yàqal lu bëri ci àdduna. te day tax ba nga delloo si sa xel. léegi. fan la sëy mën a amaat parce que loolu il faut ñoo xam balaa nit ñi di. yaakaar ne maa ngi waaj a tëj. voilà fan la sëy di mën a amaat. su fekkee kenn gaañu na. di nga dellu devant l'église. loolu mën na ne fa nga jaaroon nga jaaraat. ñaan yàlla mu baax mais tant que nit kaa ngi dund. ñu tas dem naa mun nga dem takki beneen soxna. mais ku jigéen ki mënul sëy ak keneen yow takk nga ci. civilement mais mënoo takk au niveau religieux. voilà. pardon. ku góor ki mën na demaat ci ñoom kenn ci ñoom mënul takkaat. d'accord takkaat bi ngay dégg nga ñu ne la sëyoon na takkaat na ça c'est le mariage civil. parce que le divorce peut se faire d'une manière civile mais église mënatoo tant que kenn ci yéen ñaar. yàlla jëlu ko bu ko yàlla jëlee rek mën na sëyaat loo xam ne moo ñu mat ci sunu papa Mandiago yi da ngay gis ñu ne diw moo dem église diw demul église diw demul église xam nga lu ko andi xam man Ndiago laa xam nga Ndiago yàggu ñu dugg ci diine chrétien de telle sorte que ñu bëri dañu amoon ñaar ñetti soxna man sama papa amoon na ñaar donc macha allah ñu ngi nuyu ay copains yoo xam ne Ndoye Bane ñu nuyu bu baax ak sargal la communauté chrétienne bi nga xam ne ñoom la ñu yàlla booleel sunu xel dana dem bu baax ci tati Philomène Mendy moom itam ma nga France Auguste Mendy sunu nijaay la Michel Mendy ak ki nga xam ne mooy tata Tuuti Mendy sunu xel itam dina dem ci ajaratu Alice Diouf noonu laa koy tooñee bu baax a baax le dernier mot. balaa dama ko dugg noonu ni ko des fois nga gis benn Vince. mu yor benn non pas Vince pas mon ami Vince. non mais Valère Bassène par exemple classe de guerre la Valère Bassène. d'accord sama classe la. maam jabar def jaar fi jaar yëpp. église ba pare di jàdd. ba pare di jàdd di jël ci xale yi musulman yi. xam nga loolu sa jugement kon yaa ko waxal ça n'a rien à voir. loolu da nga foog ne kan moo dul jàdd ñëppay jàdd. mais loolu bokkul ci affaire u sëy waxuma loolu. waaw jàdd bi ngay wax mën sax mën naa am yow nga jàdd ba takk suuf. dañuy jàdd takk benn musulman takk suuf. non waaw ba yaa ko tuddee noonu. waaw mais ñun tuddeewuñu ko sëy. du sëy xam nga ñun nekkaale du sëy. c'est-à-dire tey jii chrétien mu dem marié mairie. xam nga mariage bi daggan na. waaw mais ci ñun chrétien mariage bi dagganul c'est-à-dire mun leen dëkk. c'est-à-dire soo leen dëkkee yéen a ngi njaaloo. te ci ñun boo takkee ku ñu fase yaa ngi njaaloo. ba tey non Vincent Mendy il faut nga dellu si waat ci plateau bi incha allah c'est-à-dire liñ ci mën a wax dafa bari ba nga xam ne te de loolu moo tax ñu bëri ragal gis nga góor yi xam nga lu ñuy reproché suñu góor yi ne dañoo gaaw ñu takk jabar mais parce que dafa diis boo xalaatee li ma wax lépp ak li ma waxul mais boo ci waree takk da ngay xalaataat mais li may daanale mooy Eva nañu ne sëy dafa neex jiital ko sëy dafa neex te boo ci dëkkee dara mënul xalaat nga jóge ca sëy dafa neex mais li koy neexal seetal li neex sa waay nga ne ca jeex na fu gudda loolu seetal li ne sa waay nga ne ca bu ko defee taxali ko loolu yëfu nit la du chrétien moom jullit dëgg la jullit beeg chrétien bi ci yem képp ku am soxna da ngay jéem a xool li neex sa soxna nga ne ca sa soxna di xool li la neex ngeen nekk ca su ko defee yëf yi day gën a neex soo ay bii ko xam lu neex waaw mais na ngeen ci boole ñaan di ñaan yéen ñaar waaw xam nga yéen amu leen da ngeen di julli waaw d'accord mais ndoor julli bi xam nga ñaan bëri na façon waaw mun nañu toog maak yow di ñaan kay dañuy yeewu yàlla ñu ngi lay gërëm ci bés bi ñu jox tey waaw
ñu ngi lay gërëm ci doom yi ñu jox tey ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant may ñu bés bi de suñu dund et cetera mun ñaan bi bëri na façon te di ñaan bi mais di ko def bés bu nekk ku ci nekk yàlla aar la ci lu ne te de ku nekk ak sa façon ñun dañuy xëy suba di julli fajar jiite soxna yi nga toog soxna si toog nga julli ñaan nga julli sëlmal yow borom kër nga wëlbati ko jàkkaarloog sa njaboot ngeen ñaan ñu ngi koy def mais ku nekk sa façon la. très bien Ndoye Bane dinañ ko def juróomi yoon ci journée bi. fajar ba heure tudd jot. ñu daal di naafi la dem tëddi. guddi gi neex. très bien. ci sama waaj. Ndoye Bane waay. jaajëf waaw ñuy sant ñëpp rek di ko féliciter bu baax a baax. def na fi jàngale bu am solo. xam naa ne su amoon temps dina gën a développer. di ñaan rek yàlla def jàmm ci réew mi. amiin yaa rabbal amiin ziar Maymuna Boo. nee na ñuy yem ci Boo ji Maymuna Boo ñu koy ziar bu baax feeñ na. sama xarit boobu ak madame Derviche ak ñëpp ñu ngi leen di ziar. bu baax a baax a baax. Thierno Dem ma nga gël tàppe moom itam ñu ngi koy ziara bu baax a baax di nit ku baax man dama koy tooñee ni ko ndar-ndar bi. Fernanda ngi lay nuyu. Fernanda ma fille je t'embrasse très fort elle a bien grandi alhamdulilah yal na yàlla continuer ñu gunge. amiin Adjaratou Linguère. waaw yow itam robe bi rafet na. waaw dañ doon fo rek dolliwaat di bëggaat ci Vincent bu baax. di ko wax ne kontaan nañ ci jàkkaarloo bi ndax déggee nañ ci lu ñu xamul woon. te wax dëgg yàlla am lépp ci jàngat bi la bokk. xam nga sànq yaa ngi may laaj jigéen ñi ma gën a naw ci réew mi. damay wax ne soxna Awa Gadiaga ndax ku am sam jigéen ju baax ci sa biir kër yaa ngi ko tuddee sam Awa Gadiaga. tey tombeeg màggalu Serigne Modou Boussa Dieng moom Cheikh Mouhamadou Fadal kon nag dañu leen di ñaanalaat di ci ñaan lépp luñ fa ñaan yàlla na saawaan baawaan ci réew mi sama doomu frère nag di soxna Jaara Diop fële ca Thiès di doomu Cheikh Yaaba Diop di tey di anniversaire am dundal ba énervé di wax ne sant ba sant jeex sant Ndiaye ci dàq maa ngi nuyuwaat waa Sénégal gépp di wax ne ki jaar ci yére bi Abim Ndiaye la mi ngi ci 77 151 56 27 ki jaar ci bopp bi ndaykan sama rakk jooju doomi Kubra mi ma jëndewul ak dara kooku dinaa leen jox numéro am suba ngeen gën cee woote jaay la greffage garanti ko foofu rek laa ko gis Eva delluwaat di tàgguwaat ñëpp ba suba merci beaucoup Diop merci beaucoup Ndiaye jaata Ndiaye jërë ngeen jëf yéen itam mbokki téléspectateurs yi remercier nañu Djili ak équipe am remercier ki nga xam ne mooy Apulaay ak équipe am waaye itam Eva Tra dina remercier bu baax a baax waa Béatrice Coiffure kon boog Béatrice Coiffure tey wareef bi moom seen kër lañ ko yekkale ñu ngi leen di nuyu ñoom Mami ñoom Toulaye ñoom Tina di leen sopp bu baax a baax di leen wax rek merci pour les jolies tresses ña nga nekk ci 77 642 64 78 77 642 64 78 di remercier itam Ndey Ami sama xarit bu yàgg macha allah yàgg di ma defaral sama bopp koor buuba di leen fàttali rek macha allah ne émission wareef la ñu doon waxtaanee ci biir wareef ñu doon waxtaanee li nga xam ne mooy divorce yàlla mooy def di dindi suñu demee bay séparé wu donte diine sax nangu ko boo xoolee ci jullit yi am na noo xam ne buñ ci toppee ni Tayib Socé waxee te diine wax ko dinañ gis ne tàqalikoo amul ci wax dëgg yàlla ci sunu diine waaye itam chrétiens yi tamit ñëwit seen kàddu mu mel ni feggoo nag sunu bos ànd ak lu mënti am sunu dee bàyyante nañu bàyyante comme ñaar ñuy dencante rek waaye mënuñu bàyyante comme ñi nga xam ne ay wayjur lañu ndax ay wayjur dañuy yëkkateendoo di tegandoo di daanalandoo di yëkkateendoo bu ñu ko defee lépp dana rafet ñun jigéen ñi nag baaxoo nañu ak góor ñi sax bu séparation amee ñu dëkk ci sunu nopp doom yi di ci sol loo xam ne bu ëllëgee bu dikkee balaa sonal kenn ñun lay sonal ndax koo bàyyi baayam xam nga ne nit ki soxla na baay koo bàyyi ndeyam itam xam nga ne nit ki soxla na ndey ngal bu ko iñaane ku ci nekk booy def rek na nga xool sa diggante ak sa borom boo dee xool sa diggante ak sa borom njuumte du am te looy def rek di nga ci sédd ëllëg jërë ngeen jëf sopp nañ leen ba suba incha allah ci seen émission wareef